ayca salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte ak contentement di ànd ak yéen saa su ne say programme Lutte TV te nag ki ngeen jàkkaarloo xam naa ne déguisement bi du neex a xàmme Grand Mbagnick ñii naan ko Calme Ndour tey Lutte TV seet si ko mu doon def ndogu xaw ma ndax mu ngi waram dul woor waaye avant dara rek dañ koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan si Lutte TV Grand maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay fay Boucar di nuyu mbokku internet yëpp di nuyu waa Lutte TV di la nuyu tamit di nuyu Lamine di nuyu ñoom Beuz yëpp bàyyuma kenn équipe Lutte TV yëpp maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaw di nuyu suñu waa dëkk nag waa Mar Fafako maa ngi lay nuyu bu baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm waaw di leen kenn sàkku si ñoom ñaan rek sama combat bi ma jublu yàlla mooy ma si ndam bu seddu guy di si nuyu sama benn grand nag bu ma bëgg bu ses si man Ousmane Kadi maa ngi koy nuyu bu baax boo ko xamante ne fu ma dee rek mu xaroo foofu maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama papa di ñaanal sama yaay yàlla na ko yàlla xaar aljana di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu baax a baax di nuyu suñu xalifatu am Cheikh Aya ibnu Cheikh Talibou Ya ibnu Cheikh na Cheikh Saad bu maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm korité bi ñuy jublu Nimjaat yàlla na ci yàlla def jàmm ak salaam waaw di nuyu suñu waa écrit ñoom Père de Gaulle ñoom Boy Niang ñoom Père Xës bàyyi ñu kenn ñoom Zambala ñoom ordinateur xam nga kooku moom sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu Babacar mi nag xaritam la doomu ndeyam la ak Grand Latir maa ngi koy di nuyu waa Kër Massar tamit ñoom Sayer ak suñu waa kër ñoom Mariama ñoom Mas xam nga ñoom Kaaŋu maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaw bàyyuma kenn daal samay jarbaati yi foofu yëpp maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaw di nuyu ñoom Sayer nag ñoom Seydou xam nga di nuyu tamit sama fan si club bi ñoom président Baba As jaarale ko si Grand Latir xam nga ñoom Tata Ndey Ndior ñoom Nabou Ngom ñoom Khoudia xam nga bàyyuma kenn ñoom Sniper ñoom Abdou Djiga ku ma si limul rek mu baal ma ak nga xam ne man maa juum rek mais waa groupe bi yëpp maa ngi lay nuyu parce que gis naa seen taxawaay ak sama grand nag bu sës si man grand Ismaïla Ndiaye waaw bëggoon na ñëw nag mais dafa am empêchement tamit maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal tamit di nuyu jabaram yàlla may ko jàmm. waaw su nuyoo bi yàgg na gars yëpp jot nañ si Calme Ndour naka lay dund ak koor gi yaa ngi woor. waaw maa ngi woor maa ngi woor. nooy dundee koor gi. waaw koor gi moom ñu ngi koy dund xam nga métti rek xam nga ndax koor moom boo waxee koor rek nekkul loo xamante ne dafa yomb. nekkul loo xamante ne dafa yomb xam nga mais mbirum jullit la rek dafa. noonu la mën a demee quoi koy jaayante daal waaw waaw. koor geeg entraînement yi naka la demee. waaw entraînement yi ñu ngi si xam nga même dañoo wàññi intensité entraînement bi rek xam nga di def bu ñu doon def 10 tamit ñuy def ay 7 xam nga mais ñu ngi koy entraîner tamit di maintien ndànk-ndànk rek waaw. ren ñu gis la nga def ay sorties waaye sorties yi nga def yëpp da nga dem ñàkk daanaka premier tour lan nga jàpp ne moo la manqué. non dara manqué wu ma man moom sama ouverture làmb chaque année nii lay demee. waaw parce que boo gisee daaw tamit avant may final rek wala avant may jël metti woon na trop def naa 2 sorties yoo xamante ne damay ñàkk parce que daaw fi mu laa ubbee dem fi mu laa ñàkk premier tour dem Joal ñàkk quart de finale si laa demee Mbam jël samedi jël dimanche jël lundi. waaw sama ouverture moom chaque année nii lay mel rek mais sant yàlla rek. parce que ren moom dem naa Passy ñàkk 2e tour 3e tour xaw ma 2e tour. ma ñëw fi Ndangaan. ñàkk premier tour. mais loolu tamit dama koy sant yàlla rek mais du sama ñàkk jom. wala du ñàkk entraînement du ñàkk leneen. dama jàpp ne moom lu ma warutoo lekk la. loolu nga jàpp daal waaw loolu laa jàpp mais bu dee entraînement dégg nañ ko si yoon. entraîné nañ ni ñu ko war a lu mu waree daal def nañ ko. lu waral yéex a ubbi bi. non yéexuma ubbi sax parce que lamb yi dañoo tàmbale rek ñu ubbi mais xëy na lamb ñu mu doon tëgg Gambie moo tax bëreewuma foofu mais mu ubbee Sénégal tak laa bëre. lu tax na nga woo bëri Dakar. non du question bu ñàkk bëre Dakar dama fiy bëre mais am na yoo xamante ne tey ñun fu ñu tegati suñu bët du si lutte simple bi dañoo jël suñu bët teg ko si arène bi comme tey am na leen yoo xam ne dañ koy wàññi parce que boo buggee dara tamit da ngay wàññi dara. loolu tax ñu wàññi suñu lutte simple bi bu ñu bëggee compétir dañuy dugg si àll bi compétir lu ñu yàlla may tamit ñu jël waaw. mais fii ak korité bi moom oto yi dégg naa ñaari oto gaage Ousseynou Assane ko fay teg xaalis bi bëri na est-ce que tey mën nañ la fa xaarandi nga wàcc foofu noonu tey wane gën a wane sa bopp. non ñun moom pare nañ. waaw dañuy ñaan yàlla rek. waaw dañuy ñaan yàlla rek comme ñu ngi entraîné ñu ngi waaj. waaw fu ñu tegtal rek wala fu ñu digal rek ñu dem compétir yi
ba fu ñu yàlla may rek. parce que lutte simple bi dafa bokk ci yow te en plus tey mën nañ ne public bi amateur yi tey ba si fans yi tey ñu si bëri tey si lutte simple bi nga leen jëlee parce que tey ambiance bi yëngal bi ñu si bëri tey maanaam loolu day tax tey ñu fànk la mu dóor tey est-ce que yaa ngi si bàyyi xel bu baax. waaw maa ngi siy bàyyi xel moo tax tamit waruñoo jóg noonu si loo xamante ne pour plaisir supporter yi rek. saa ñu war a jóg rek dafa war a leer. dem bégal leen ñëw comme def nañ 2 sorties baaxul ñu arriéraat delluwaat suñu mbokk waajaat pour beneen yoonee bu ñu jógee rek lépp baax. sa combat bi noo koy waajee. non combat bi ñu ngi si waaj ak suñuy mbokk ak samay fans ak samay naataango yëpp ñëpp ñu may waajal rek ñu ngi koy waaj bu baax. mu ne combat boo xam ne dañ koo fonk. waaw def ko suñu yiite aussi. xam nga ki nga war a bëreel. non ëmm xam naa ko. xam naa ko ndaanaan la champion la. mbër bu mag la bu mu fàtte ne ndaanaan lay bëreel. mbër bu mag la de. waaw mbër bu mag la tamit mbër bu mag la. bu mu fàtte xale boo xam ne dafa mën a bëre nekk si yoonam lay bëre aussi. waaw ëpp la expérience ci làmb jiitu la ci làmb loolu yëpp yaa ngi noo koy calculer par rapport ak. non expérience nit ki mën nga koo mag. mën nga koo mag mais mënoo ko am ëpp expérience si làmb. bu dee expérience man maa ko war a ëpp expérience si làmb parce que man dama mbapat dama tarbiyu làmb. avant may bëre mbapat arène fii. dañu dugg si àll bi. si bëre ay dëkk yoo xamante ne suñ la ko waxee si télé bi sax. kenn du xam may dëkk yooyu fan lañ. kon tey ñun expérience yu làmb ñun ñoo ko war a wax ne sax ñun ñoo ko ëpp. moom bu ñu ëppee expérience làmb expérience lutte avec frappe la ñu mën a ëpp. mais du question ay jàppante bëre nii non non. voilà. naka ngay waajalee fi mu toll nii entraînement yi. waaw combat ñu ngi koy waaj rek comme nee na moom moo ma ëpp doole moom moo dàq bëre. tamit côté boobu rek fu mu wax rek. dañuy fat turu boobu rek. dégg naa day dem doole bi damay fat turu boobu. mën a bëre bi tamit dañ koy fat rek. dégg naa day waaj a dem États-Unis de. waaw dañ mën na dem man mi bëggoon naa dem mais xam nga rek. man dama gëm ne combat bi fii laa ko war a waajee rek parce que contrat yi ñun ñëpp la parce que moom bu demee tamit man mun naa dem. mais man maa choisir après combat bi ma voyagé su ma ko daanee ba pare ma voyagé comme moom. waaw loolu nga bëgg daal. waaw comme xam nga ne moom mbër bu mag la te mosul tukki. moo tax ma xëjal ko yoon bi rek bàyyi ko mu dem ñëw. bu ñëwee ma defaral ko après ma demaat. après nga demaat. waaw. lan nga yaakaar ne la combat bi nar a jeexee si ñaar xeex wala bëre. combat bi moom fu mu ma woo moo yus mais xam naa ne moom combat bi man ni ma ko jàpp prib dip rek. prib dip rek. libéré gars yi teel a libéré gars yi daal. waaw. kon loo koy yóbbante moom. non li ma koy yóbbante kay moom na internet. comme xam nga moom bëri bu yàgg lay def te man taluma loolu. yàlla xam noonu damay ñëw rek bu arbitre sifflé daal xam naa na teel a jat rek. na teel a jat daal def li muy def daal. waaw def lu muy def ba pare. ndax su may dal si quoi moom làmb ji jeex. buñ jegee xew tey mënuñ mel dalal ku mel ni Karam Ndour te waxuñoo ko moom tuuti rek si wàllu làmb tey am combat jot a taxaw tey waaye tey dañ siy ciblé Boy Niang nga xamante ni tey moo seen tëddee fii li ngeen bokk écurie mu jël ñaari avance nag waaye bi si jiitu moom ko Tapha Tine la tey combat boobu noonu ndax sa xel dal na si bu baax a baax a baax. non sama xel dal na si. man du jël combat boo xamante ne man dalu sama xel. parce que moom xam naa ku mu doon xam naa lu muy bëre xam naa ne moom ndaanaan la. comprendre nga loolu tax bu combat yi taxawee rek bu mu bëree kii nu mu tudd bu mu jëlee Tapha Tine ba jël Balla Gaye parce que jour boobu dafa fekk ma dem entraînement ma woo ko ne ko man li ma gis ni mu ne man maa ko jël quoi ma ne ko léegi nag mu ne ma combat bi man maa ko jëlal sama bopp dama toog ñàkk tooy xepp parce que xam naa ne moom gaynde la kon li mu xas a décider rek da koy def ma ne ko kon baax na. mais Tapha Tine bi sa xel dal na 100% Tapha Tine parce que si carrément man Tapha Tine man yéemewul man bëri yu Boy Niang doon bëril ay ñoom Sathies sa laa gënoon rek tiit ne Boy Niang Tapha Tine Boy Niang Tapha Tine du ma toog sax di am lu may dute si moom wala di ko woo mbër defel nii gis naa diw fii non billaahi wallaahi tallaahi Boy Niang laa gën a Tapha Tine laa gën a ñeme ne ay Sathies yu mu jóge léegi yow lan nga jabee Tapha Tine bëri fekk Bombardier bëri fekk Elton bëri fekk Balla Gaye bëri fekk mbër yu mag de loo ko yabe kum si daan mais daan na leen par avertissement daan leen par décision arbitrale. Boy Niang kan la mos a daan avertissement Boy Niang bu leen jàpp ne ay combat am Lac de Guiers si combat bu leen ko jëlee si Lac de Guiers jëlee leen ko si Boy Niang bu muy doon Boy Niang bu muy ñëw si combat yi muy jóge mais combat Boy Niang bu leen ko jëlee ne ay Boy Niang Lac de Guiers la bëreel def ak moom xaw ma marché nii ak nii loolu erreur la mais da ngeen dellu si ginnaaw tuuti ngeen xool combat Boy Niang yi. boo leen si jëlee tuuti mbër yi bokkuñu de. mbër yi moo tax ma ne nag Boy Niang Tapha Tine du ko jaaxal Tapha Tine jaaxalul Boy Niang moo tax ngeen war a wax ne Tapha Tine du Balla Gaye Boy Niang du Balla Gaye du Elton du keneen ak keneen. waaw mbër bu nekk rek ak lu muy saf rek. ñoom ñaar bu ñu xeexee. bu ñu xeexee tamit Boy Niang dominé ko rek
bu ñu bëree tamit Boy Niang dominé ko. loolu nga gis daal. man dama jàpp ne bu ñuy jàppandee sa lamb ji jeex. waaw. Balla Gaye moo ko sut kii moo ko sut nu mu tudd. Tapha Tine moo ko sut. waaw. moo ko sut moo ko gën a géant. mais xam naa am na ñu jàpp tamit ne Tapha Gueye du dàq xeex. mais Boy Niang moo ko gën a ñor bëre fuuf. waaw. Balla Gaye de. non Balla Gaye moom combat boobu moom li ma si wax bëriwul ndax dafa ñor ba pare. te lu ñor ba pare moom. liñ si waxati moom du si bëri. parce que combat boobu bi Boy Niang di waaj contre Sa Thiès moom la woon. mu puus ñu rakk ji. saa ay faxas rakk ji comme mu taxaw si ginnaaw puusaat ñu Lac de Guiers. comme amatul fu mu dellu ginnaaw moo tax mu jël bu combat parce que xam na ne combat bi mooy loolu. waaye Balla Gaye de nekk mbër boo xamante ni tey ni nga ko waxee rek mbër bu am expérience la tey ñi mu bëreel Boy Niang bëriwul ak ñoom tey ñu bëri tey dañuy internet yeeg amateur yu bëri soo waxee ñu naan ne Boy Niang xaalis lay wut si Balla Gaye rek mais est-ce que tey yow mi nekk ak Boy Niang dëggantaan boo tëddee ak sa akulaay talaay am nga yaakaar ne Boy Niang mën na génn ci combat boobu tamit. non Boy Niang combat bu mu jëlal boppam rek. combat bu mu jëlal boppam. man gëm naa ne mën na siy génn parce que moom ndaanaan la. comprendre nga Balla Gaye tamit ndaanaan la champion la mais xam naa ne moom combat bi day neex rek pour ñoom ñaar day neex rek parce que dañoo yàgga ku nekk dafa xiif moromam waaw moo tax arbitre bu sifflé rek combat bu neex la parce que ñoom ñaar ku dàq bëre Boy Niang moo dàq bëre dàq xeex yaa ngi ree de da nga ko wax di ree de non ree fan wax di ree xanaa koo xamul ki ma nekkal ñaa xam naa ko maa ngi moom ñooy bëre contact 7 jours ñoom ñaar bu ñu dajewoon ci àll nga yaakaar ne Boy Niang bu ko newul simeekul Boy Niang bu ko nee simeekul sax mu simeeku waaw loolu du yomb de du yomb mooy la làmb la rek teel micro bi nga ne bu ñu dajee si àll Boy Niang ne ko simeekul mu simeeku waaw est-ce que combat boobu noonu tey pour yow tey maanaam combat bu yàgg lay doon wala yow da nga bëgg ñu def à l'usine dama lay laaj waaw gars yi lu ñu foog comme combat bi comme Balla Gaye moo ëpp Boy Niang jàppale wala ñoom waaw mais waaw Boy Niang ku nekk déjà moo ko ëpp kase ñoo fës waaw ñoom Aziz ñoo fës waaw Boy Niang am na ñoo xamante ne ñoo dàkk Aziz jàppale si làmb ñoom c'est que Aziz dafa fës rek taxaw nii maa defal Balla Gaye combat bi 150 millions laa si def nii ak nii kooku dafa fës rek mais am na ñoo xam ne du ñu wax. kon da nga jàpp ne Aziz Ndiaye daal maanaam day nappaate affaire yooyu daal. loolu nappaate la rek. nappaate la rek parce que nit ku nekk rek am na foo féete. nit ku nekk am na foo féete de. waaw. yàlla boo ñaa daal am na ñu koy taxaw ñoo xamante ni tey duñ taxaw si télé di wax. si duñu sa ŋaang. duñu sa ŋaang. te lu lamb bi laaj dañu koy def. du billaay wallaay tallaay. duñu sa ŋaang. duñu taxaw si télé naan maa defal Boy Niang la maa defal lii Boy Niang yóbbu naa ko sëriñ nangam fayal naa ko lii non non. loolu amul sens. dégg naa moo gën mu ngi lay waaj a jox avance de. non man moom du ma wax fii ñu may jox avance parce que man damaa xas a jiital sama kàddu ba pare. waaw parce que man am na 4 promoteurs yu ma proposé ay combat yoo xamante ne combat yu baax lañ. mais dama xas a jiital sama combat sama kàddu ba pare. moo tax xam nga rek. wax ak ñoom Alain gars yi daal. waaw loolu la ko te xam nga rek nit ki moom kàddum. te gor rek ngay doon boo xasee waxante ak ay nit dara. si ñoom contrat da nga war a respecté sa kàddu waaw. kon lan ngay tàggatoo rek. waaw man li may tàggatoo xam naa di nuyu sama grand Alain sama papa maa ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu ñoom Jimbo di nuyu sama waa koñ ñoom Marème Fall ñoom Khadim jëkkëram ñoom Mouhamed doomam yi yëpp di nuyu sama yaay nag maman Ndeye Marème Fofana ba ca Mermoz ak ñoom Mouhamed ñoom Cheikh Sadbou ñoom Isaaha ñoom Lamine maa ngi leen nuyu xam naa instant ñu ngi si wàccaayu Nimzaat bi mais maa ngi leen di ñaanal yoonu jàmm ñu daje foofu si jàmm ak salaam di ñu nag rakam Nafi kooku ñooy bokk saal ñoom Codé waaw ñoom Albert directeur ñoom Marie ñoom Ndey xam nga ñooñu yëpp si saal ba lañ nekk mais dama dem foofu ñu jàppale ma xam nga bëgguñu ma namm dara Albert bi may ñëw nii rek si ndogu bi xam na dafa jox na ma xaalis bu bëri dama loolu defal si ndogu bi affaire yooyu te xam nga rek maa ngi koy ñaanal bu baax xam nga di koy ñaanal te bokkuñu sax diina mais moom chrétien la mais nit ku oyof bëggu doomu aadama soxla bu ma mën a am su ma ko waxee du fanaan maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Salba yëpp daal suñu waa dëkk waa Mar tamit maa ngi leen di nuyu waa Ndangaan waa arrondissement Fimela yëpp ak suñu maire bi nag Karim Sène maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak nu mu tudd zootechnique maa ngi koy nuyu bu baax kooku falaa ndogoo keroog moo may terrain may ma 5 tonnes ciment pour lu ma fondement yi kon kooku xam nga wàccoon ak man di nuyu nag Mara le futur maire de Keur Massar waaw di suñu grand di suñu xarit
waaw di ñaanal daal équipe am bi yëpp daal waaw maa ngi ak mouvement xaw ma nu mu tuddee sax waaw mouvement béy suñu waar xam nga man tamit maa ngi si biir si mouvement bi xam nga mu nekk koo xamante ne xale la nekk Kër Massar xam nga jaxaay nit ku bëgg Kër Massar xam nga nekk koo xamante ne dafa ñëw pour dooleel ndaw yi jàppale ndaw yi waaw yor xaalisam noonu ne ma koy woone mais dafa yor xaalisam di jàppale askan si di jàppale ndaw yi ak ñoom baabu xam nga ñoom ministère maa leen nuyu bu baax ñoom mami Sou ministère série zootechnique waaw ministère zootechnique ak ñoom caat waaw ñetteelu zoo bi maa leen nuyu bu baax parce que ñooñu ay nit yu baax lañu parce que nit sa jëkkër bu la defee lay dara sa jëkkër bu la defalee jëkkëram moo ma ko defal mais munoon na ne kii sama jëkkër la dama koy wax ne bu mu defal Mbagnick nii mais chaque jour bu mu waxee ne may na ma terrain moo ne tegal ko si 5 tonnes ciment pour lu mu fondement yee kon kooku man awma loo xamante ne war naa si wax dara di ko ñaanal tamit affaire bi nekk yokkute maak Ibrahima mii la ñu may ku nekk terrain ku nekk 300 mètres carrés kon kooku xam nga wàcce woon ak ñun maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal tamit affaire bi yokku ma yéeg ko ak ñoom Mara yëpp bàyyi ma kenn daal waa macha allah TV maa ngi le social daal laa ko tuddee waaw zo technique le social waaw loolu la dëgg zo dëgg boo demee foofu moom ne ko zo lii laa bëgg rek du la gàntu dëgg la waaw parce que man bu may terrain bi dama toog si télé bi ba gis gars yi naan kii Lamine Samb zo technique moo ñu may terrain zo technique moo ñu may terrain ma woo ko ne ko tak sawaay ne ko yow gis naa mënuma suba lundi andi sa carte d'identité billaay ak sa témoin ñaari témoin maak Ibrahima laa yóbbu woon témoin mu ne ma dinaa la may terrain may sa témoin ñaari témoin yi ku nekk terrain man ak Ibrahima ak Suwaadu dëgg la Suwaadu meen xam nga ko n'est-ce pas Suwaadu waaw maa ngi koy nuyu tamit bu baax mooy mareenu Bukar bi mu tuddee làmb bi maa ngi koy nuyu muy sama jigéen bu baax waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw kon maa ngi lay bëgge ma ne kon maa ngi lay bëgge waaw maa ngi lay bëgge bu baax di bëgge waa Mar waaw Mar moom xam nga yaa ma gën a xam maa ngi nuyu ñoom Ominix waa campement maa ngi nuyu bu baax waaw kooku moom sama xarit la ñoom Bobo xam nga bàyyi ma kenn waa Joal waa Mbour suñu waa kër ñoom Abo ñoom ma Ansu xam nga bàyyi ma kenn ñoom Faali sama mag bi xam nga ñoom Bira sama grand yi nekk Espagne yëpp ñoom Doudou man Mario laa gëj a dégg non Mario mu ngi fi ak ñoom Mbaye yëpp ñoom kii Bira ñoom Seeku xam nga suñu waa kër yëpp maa ngi nuyu Kumba tamit sama mag bi maa ngi koy nuyu di ko ñaanal bébé bi am na bébé démb gu góor nee na man lañ koy tuddee quoi mais xam naa may dóor rek waaw kon maa ngi lay bëggee waaw jaajëf ayca mbokk yi ba léegi rek tey ñu ngi ak Grand Latir ku ko xam ko Kalmu Ndour nekk amateur di dund làmb tey Kalmu Ndour di def ay ndogu kër Dieynaba bi nga xamante ni nag macha allah nee naa ko yow moom doo am wujj monsieur moom dañuy boole ko porte bi rek suude ko Grand Latir ñoo ngi lay ziar waaye ñu ngi la delloo ziar bu baax a baax vraiment di rafetlu émission bi tey Grand Mbagnick ki nekk suñu nit am kii bi tey ndogu bi tey invité ñu ñun yëpp vraiment ñu kontaan ci lool ñëw fekk si fii suñu jigéen bu baax Dieynaba mu teral ñu vraiment yaatal ñu ci kër gi lool kontaan nañu trop ci moom vraiment mu nekk seen mbër am na combat nag mais nu ngeen di dundee ak moom parce que ku ne xam na ne tey nekk supporter dafa métti rawatina nag mbër bu mel ni Grand Mbagnick moom bokk na ci mbër yi ma gën a yàpp ci mbër yi yaakaar naa ne tey est-ce que yéen a ngi am satisfaction parce que gis nañ ba saison bi ubbee ba tey sortie yi mu def yëpp dafa daanu naka nga ko dundee en tant que ku koy dund en tant que kuy dund làmb waaw métti na mais lamb la rek vraiment mbër bu takk ngembam dem wuti su ko sañoon am Grand Mbagnick vraiment niñ ko gisee tey ak état de forme bu mu am entraîné na am na fula am na fayda mais nit nag uti nga mun yàlla mooy maye mais xam naa saison bi su reprendre te dinañ gisaat beneen Grand Mbagnick incha allah. nit ñi nag boo waxee ñu naan moom il est distrait du concentré wu ci lamb day fo du reposé wu est-ce que loolu tey yéen a ngi si waxtaan ak moom yéen ñi nga xamante ni tey yéen a bokk ci staffam. oui ñu ngi waxtaan ak moom mais soo ko gisee sax pour man. du question fo. Grand Mbagnick xanaa xadaram moo koy yóbbu en général. fitam ak entraîné bi am doole. excès de confiance en général moo koy yóbbu te excès de confiance yi itam yàqul mbër daal man Grand Latir li ma bañ ci mbër mooy mbër bi di bëre di daw ba daanu mais ki nga xam ne danga entraîné boo yegg sa bopp excès de confiance yóbbu la loolu yàqul mbër nañ ko gën a conseillé waat rek xale la gën ko jàppale gën ko ñaax vraiment xam naa
lépp dina baax daal incha allah. naka ngeen di waajalee nag combat bi mu am nii tey parce que ku xam combat xam ne dafay métti day laaj mobilisation day laaj taxaw tey naka ngeen koy waajalee. waaw ñu ngi ci bu baax a baax ñu ngi ci bu baax a baax président Baba Assa ngi nii mu ngi ci def liggéey bu sotti ñoom grand Is vraiment gars yi yëpp ñu ngi ci ay ñoom kii naka la tudd Lamine vraiment ñëpp dinañ ci jàppaat comme ni ñu doon jàpp. waaw vraiment en tout cas daal combat bi suñu combat la ñun yëpp daal combat fans club bi yëpp la. nañ ñëpp ñëw daal jàpp ci ñu mobiliser wu gën a góorgóorlu parce que ku wax Grand Mbagnick wax mbooloo. ku wax Grand Mbagnick wax fitam ak jomam yu muy teg ci bëre bi surtout bëre dóor bi. ñoo ngi lay jaajëfal grand. président Baba Ass président fans club Kalmundoor doom day Oussou Ndiol le prince di Ngal manager maa ngi lay bëgg di la ziar. waaw Boucar maa ngi delloo ziar buur waay di kontaan bu baax a baax di wax rek ne ñu ngi ziar ñëpp képp ku ne fan sa Grand Mbagnick nga ñu ngi lay ziar bu baax a baax di bëggee aussi soxna si nga xam ne moom lañ fekk si. soxna Dieynaba du bulet. bu baax nii la mel ak ñëpp. te nii la mel ak ñun. donc saa su ne saa yu Mbagnick xewlee. donc dañ koy gis mu taxaw donc du ñu mën lu dul di ko jaajëfal te di ko ñaanal bu baax a baax yàlla barkeel lépp barkeel ay mbiram yëpp te di ñaanal mbokkam aussi di ko ñaanal li nga ko ñaanal sànq rek buy ami wujju aussi yàlla na yéex comme munul ñàkk waaw loolu la ñuy am lu ñu nuyoo ba si kanam incha allah. ba si kanam nga nekk président fans club Grand Mbagnick xam naa ne ak say activités yeneen ak yeneen ku la xam-xamu ne tu es très chargé tey naka ngay dundee naka ngay manager yooyu daal yëpp. tout à fait xam nga Mbagnick moom. ku wax Mbagnick rek ne Île du Saloum. ku wax Mbagnick ne Ndakaaru Ndiaye. ku wax Mbagnick ne Mbour. ku wax Mbagnick ne Kër Massar. ainsi de suite mën nga lim be te du jeex parce que Mbagnick moom pratiquement mën naa ne ñun ñoo ci fës mais ñëpp a ko bëgg. donc comme ni ñu ko doon waajalee rek fans club Kalmundoor ku ci nekk koo ci gis rek da ngay foog ne kii mooy président koo ci gis da ngay foog ne kii mooy président d'organisation parce qu'ils sont tellement mobilisés dañoo bëgg te yàlla rek tax te nañ doon waajee yeneen combat yi defe naa sax bii mooy gën a am doole parce que saa su ne même suñu bettee sax day fekk ñun pare nañ parce que chaque jour que jëfee dañuy jàpp ne suba combat la ñu am donc te ku gis Grand Mbagnick rek na supporter donc ñu ngi koy waajal nañ doon waajalee yeneen combat yi bés bu ñëw rek ak nañ koy waajalee incha allah. mais nag adversaire bi nag dafa wuteeg adversaire yi mu daan am ndax sa xel dal na si. bu baax a baax xam nga yàlla dafa def yow mi may posé question bi yaa ma gën a xam Mbagnick xam nga ne amul luy tiit ci moom amul luy changé ci moom chaque jour que jëfee moo ngi ci préparation boo déggee séeréer rek xam nga ne fit mooy ñaareel turam donc jarul moo lay wax li ci des yaa ma ko gën a xam amul luñ ciy tiit amul luñ ciy ragal mais maanaam mbër boobu jàpp naa ne jaar-jaar la rek mais fañ jëm ñun ñëpp xam nañ ko roi des arènes incha allah yàlla nañ ko yàlla may ñu ngi ñaan yàlla daal mu may ñu victoire ci bii te jàpp nañ ne jaar-jaar la rek incha allah bii wuteeg adversaire yi ngeen daan am parce que bii c'est un lutteur plus expérimenté boo xamante ne nii tey kenn du wax kattan kenn du wax mën a dóor yaakaar naa ne laaj na waaj boo xamante ni tey day ànd ak waaj bu wóor lay doon. waaw tout à fait xam nga tamit képp koo gis tamit am na loo xam ne ci suufu lal bi lañ koy préparé du lépp la ñuy wax mais ñu ngi koy waaji adversaire bu ne suivre nañ la xool nañ sa parcours xool nañ sa jaar-jaar xool la ngay def ak la nga mën ak na nga mëne ñu préparé ko te nañ doon préparé yeneen combat yi comme ni ma la ko waxee sànq rek combat bu ñëw ak nuñ koy waajalee adversaire bii nii gis nañ ko xool nañ ko xam nañ la muy def xam nañ la mu mën te yow i tamit ñun tiituñu ci luñ suñu mbër waajal nañ ko bu baax a baax avec la manière. c'est bon waajal ngeen ko ak avec la manière kon lan ngay tàggatoo ak ban appel ngay lancé tey rek. waaw man de appel bi may lancé rek mooy su côté autorité lay doon quoi parce que damay faral di wax ne nit kenn mënalul boppam quoi te nit du seetaan mbokkam. Grand Mbagnick autorité séeréer yëpp la ñuy waxuma sax séeréer yi mais ñu ngi woo ñëpp ñu jàppale seen i mbër ñu jàppale seen doom jàppale seen frère parce que Mbagnick muy fi ñun la fi nekkal ñun ñëpp te soxla nañ seen dimbal bu baax a baax di woo ñi nga xam ne ñoo nekk Île du Saloum di woo mbokk yëpp
ci ñaan yi ci lépp lu ñu mën te itamit di ñaan yàlla bu bés baa rek mu may ñu ndam ñu mën cee ñibbi incha allah moo ñu ko tàmmal bëre daan ñibbi. maa lay bëgg. jeex na tàkk. rek ñu ngi ak soxna Dieynaba mu baax mi mu sell mi tey nag yaakaar naa ne champion bi fekk si ko këram rek mu dalal ay ganam si anam boo xamante ni te yaakaar naa ne gañ ñëpp a kontaan soxna Dieynaba ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu wér a wér nuyu naa leen fay naa leen. tey Calme Ndour seen relation yéen ñaar avant dara. mën naa ni cousin la mais frère la sama frère la jàppewu ma ko sax cousin sama cousin la mais man sama petit frère laa koy woowee chaque jour. mu mel ne daal am na affinité bu am seen diggante yéen ñaar. bu solide sax. jege na ma sama xarit la vraiment sama complice la. du ñu réeroo dara. mu def ndogu def see ko sa kër tey nga teral ay ganam teral ay mbokam ay am di jaamam tey. waaye mu jub bés tey en tant que ni nga ko waxee rek tey frère cousin mbokk bu su si moom rek tey. ban taxawaay nga jàpp ne tey moom nga war a am ci combat boobu. bon mën naa ni contenté la ñuy am parce que fierté la pour ñun ñi dëkk les îles du Saloum Mbagnick fierté la pour ñun amul combat bu muy am ñu ragal parce que xam nañ suñu champion xam nañ ne nit ku am jom la ku am courage la ku gëm li muy def la vraiment moo tax ñun du am combat mu ku ñu tiit wallaahi ak nodd boobu. mu war a waajal nag adversaire boo xamante ni te ni ma ko waxee rek mbër bu expérimenté la bu coriace boo xamante ni sa dégg naa ne États-Unis la war a dem tey ngir waajal combat bi tey est-ce que seen xel dal na ci Mbagnick par rapport ak ni nga ko gisee nii. waaw mooy li ma la wax sànq rek ñun du am combat mu ku ñu tiit parce que xam nañ ne champion la bëgg na li muy def gëm na ko amul caaxaan bu jàppee entraînement am mi ngi entraîné carrément. mi am na hygiène de vie parce que mbër bu amee hygiène de vie rek mën na cee génn. dana entraîner lekk ba suur tëdd reposé wu. te loolu tant que mi ngi koy def rek. am nañ xel mu dal. loo koy conseillé si li ko dese ci carrière am. waaw góorgóorlu war rek. dama naan góorgóorlu war parce que mi ngi ci yoon bi mu gën a góorgóorlu war rek. comme ni mu nekkee ak ay fans clubam nekk ko ak ay mbokkam nekk ko wax ñëpp. parce que tamit làmb dafa nekk loo xamante ne kenn mënu comprendre lépp. parce que gis nañ Yékini kenn mënu ko fi woon te tey xale bu ndaw moo ko fi jëlee. kon moom dañ koy ñaanal tey yàlla def ko mu nekk roi des arènes. fekk ñi mu fi fekk ñëpp nag mu ramassé leen. incha allahu rabi waaw kon ñoo ngi lay jaajëfal. merci beaucoup kontaan naa.